ak Touba bépp kuréel goo xam ne moo ngi fi rek tey sélectionné lañ leen indi leen fii ci kay sëriñ bi ñu mën a gunge sëriñ bi waaye di ko gàttandoo suy dugg ci biir salle bi incha allah mu mel ne it ñi nga xam te ne ñoo amee njàng mi ci biir mooy kuréel Asnal Khadim mooy kuréel gi nga xam te ne moom mooy am njàng mi ci biir tey nag di bisu màgg te di bis boo xamante ne bis la boo xam ne moo suuxat ngëm gi nga xamante ne moo nekk si ñun waaye bis la bi nga xamante ne ñi ko teewoon si borom defal na leen ci ne deesu leen topp benn bàkkaar lépp lu ñu defoon jéggal na leen ko ci si lu jiitu ak ci lu mujj mooy ñi nga xamante ne ñoo teewoon ahlu badrin ñu leen santaat baax ba xam naa tey dañuy jox Baye Mansour ak Baye Lamine Diouf moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a amel waxtaan yi foofu ci biir bu ko defee ñu wéyalee ko fa xam naa damay jox antenne bi waa régie bu ko defee ñu dem topp Baye Mansour ak Baye Lamine Diouf incha allah jërë ngeen. waaw ko salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax sëñ Saliou Gueye ci bunt boobu mu ñu andil ci bis bi nga xam ne ku xool jataay bi xool nit ñi xool xam ne tey bis bu ràññiku la ndax bis la boo xam ne l'islam du ko fàtte mukk bis la boo xam ne l'islam am na ci ndam lu rëy loo xam ne kenn dootu ko fàtte ba keroog ñuy lem dénd bi tey nag mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru chehru ramadan muy bis bi nga xam ne ci la julliti xare woon ci la lislaam njëkk amee ndam lislaam xare na fi xandax lislaam xare na fi oxot waaye li tax ba bisub tey ña xare woon badar tur woowu topp leen te du fa jóge mukk mooy wane looloo waral tey jii ñu fas yéene dundal ko mu ne fang ndax bis la boo xam ne ci la suñu borom toroxal seytaane ci la wane ne doole ci suñu borom rek la nekk ci la wane ne addur wa nafu min arrahmani laysa minal biidaan wa suudaan kon bis la boo xam ne l'islam jëpp dañoo fas yéene di ko dund di ko taqamtiku rawatina fii ci Touba nga xam ne l'islam dund na fi am na fi ndam Serigne Touba it yàgg a jàngal nit ñi ne leen yéen xam leen ne saaba yi ñooy seen ay baay ci diine loolu kon ñooñ ca xare woon ñooñu l'islam di sargal tey ñoom la l'islam di fàttaliku ndax fu l'islam di àgg ñoo ko fa àggale sëñ Lamine. di ziare bokki jullit yëpp di ziare bokki taalibe yi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi di ànd ak wér waaye di ko ndokkeel nag moom itam ci bis bu tedd bi di bisu Badar ni nga ko waxee bis la boo xam ne lislaam Serigne Touba wax na ni bi xare bi jàllee amatul lu lislaam di wone ci lu mu mën ak fu mu toll ak fu mbiru suñu borom war a mën a àgg bihi ganina lil jinaan han ghazwatin wa an hawaan bihi lana taaba zaman maa xabool li xidami di bis boo xam ne la ci sahaaba yi defoon maanaam patrimoine la valeur la ndono la goo xamante ni dañ koy fàttaliku ab jullit fu mën a nekk gis ñoo xam ne lislaam jaral na leen gis ñoo xam ne seen bakkan des ci ngir baatu yàlla suñu borom jóg jaral na leen gis ñoo xam ne sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral na leen ñu shahid ndax noonu rek la leen sëriñ bi taggee di ñoo xamante ni tanazahul mawta maha wal kullu minhum shajoha yabghi liha aw yusraha li hubbi maahil xumami di ñoo xam ne kon sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral ñu nangoo tegoo coono yooyu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne it moom la suñu boroom def muy liggéeykat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fam leen tegoon ñoom ahlu badrin nam leen jàppee woon xemmem def gu mu amoon ci bokk ci ñoom tax na ñu xam ne seen daraja ju kawe la ndax ñu ngi fàttaliku ne bisam bu tedd bii di màggal gi keroog bi mu koy jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen gisee ñu ànd ak moom itteem yëpp mooy bëgg ci bokk kon loolu firndeel na seen daraja ak seen taxawaay fu ñu toll waaye muy ñoo xam ne it ñu Sëriñ Tuubaa delloo njukkal la ñu Sëriñ Tuubaa bàyyi xel lañu xasidaam yu mag yëpp yi muy taggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu ne woon aya xaadimal muxtaar laa tansa sahbahu fa man yansahum fal madhun muqatta'u waaye ahlu badri def leen ci beral seen xaasu bopp beral leen ci seen cëru bopp jazbul xuluub mawaahibu naafi miimiya xasida yu yëpp day wone seen njàmbaar ga ñu defoon di ko indi nag ngir bëgg maam ñu dundalaat ko ni muy nettalee xare bi ni muy indee njàmbaaru saaba yi tàmbalee ko ca seen ngor gu mag ga ñu defoon ca miimiya wa baxadama saawuru jaaw bi ahimu ba ñu gisee muhaajir ak lansaar waxante waaye la ñu waxoon kenn ku ne ci ñoom ba mbir yi teewee wane nga ngor wane njàmbaar wane ak jullit goo xamante ni la nga waxoon
fecceekul benn saa waaye bi xare bi ñëwee it xam nañ ci dëgg-dëgg seen jàmbaar yow ma taxaaru fi rijaal yow ma ridaaw la jëm nee na it ba xare bi takkee amul lenn lu dul ñu gis ne pënd bi jóg na roofuloo bi am na diggante jullit yi ak kàccoor yi wa armahal biida wal armaahu baynahuma hatta al xubaaru ila nahwi sama xatama kon tàmbali na ca léewtoo ba tàmbali bañ jógee Madinatu Munawwar kaddu yi ñu waxante ci yoon wi bi ñu ñëwee ci xare bi pas-pas bi ñu am waaye bi roofaloo bi amee njàmbaar gi ñu wone ba kew ñu ndimbalal suñu borom ñëwee am ma doxu rabbul anam bi bindin am laakin hisaam li haradin laay liham ardaw sawi taxasu kon ahlu badrin yaakaar naa ku mbind mbindum Seexul Xadim miin ay xasidaam sa tur seen tur dina ko miin lool ndax sëñ Abdou Lahad waxoon na ni Sëriñ Tuubaa nee na ay waxtaanam ci njaarim nee na weesul woon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ahlu badrin jundullahi nee na ba ñi nga xamante ni ahlu badrin jundullahi ñi nga xam ne miinoon nañu jataayam nee na miinoon nañu ci aw làmmiñam ahlu badrin ba jàpp nañ ne bu ñu gënee dañuy dajeek ñoom ngir waxtaane gu leen sëñ Tuubaa daan waxtaane ak itam njukkal lu mu leen delloo ci fànn yu bari. jërëjëf sëñ Lamine tudd nga baat yu bare jëmale ko ci saaba yooyu jëmale nga baat yu bare ci ñooñu nga xam ñoo ànd ak yonent bi waaye baat bi ci gën a ràññi ko mooy njàmbaar ndax booba lislaam njàmbaar la soxla ñoo xam ne jalal leen seen bakkan ñoo xam ne ba ñuy dem ci xare ba xare ñu ñu woon tanazawoon mawta maa ñoom ñëpp dañ doon xëccoo jëm ci dee ndax xamoon nañ ne suñu borom mooy ki nga xam ne lu mu waxanteeg nit lu yàgg di nga dajeek moom ndax moom la mu waxante woon ak ñoom mooy jaahidul kufaar wal munaafiqiin xeex leen ak yéeféer yi donte xam na ni ñoo leen ëpp doole waaye keroog la ngëm dekki keroog la dogu dekki keroog la ñu xam ne ku jaayanteeg suñu borom booye boo wóolu ko ndax boo waxee li nga def boo defee li nga wax suñu borom dana def li mu wax ndax moom kat wa man awfaa bi ahdihi minallaahi kon keroog ba ñuy dem xam nañ ne ñi ñoo leen ëpp fuuf xam nañ ne ñi mat nañ junni ñoom ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ñu woon suñu borom def ñu am dogu goo xam ne li ñu waxanteeg yonent bi dara du ko dindi ndax sëñ bi moo wax ne sëñ Abdou Lahad daf ñoo jàngal ne xare bi de li muy baax li muy doon jëgg loo xam ne dañ ko waroon a xëccoo ji sax waaye xeex la woon ngir ihlaa kilmati ngir yëkkati baatub yàlla ndax suñu borom mooy ki nga xam ne kuy fexe wallaahu xayru maakiriina def na pexe moo xam ne ngir seet julliti ndax li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax li ñu wax jaaral na leen ndax bu yëf yi tàngee du ñu dellu ginnaaw mu wan leen ne am na njëgg moo xam ne waa Abu Sufyaan na nga koy jiital jóge Sham jëm Makka ñoom seen yitte yëpp moo doonoon liñ naan représailles ndax daj nañ ca Makka loo xam ne génne nañ fa génneel moo xam ne ndigal rek a tax ñu dem ba ñu demee it xam nañ ne wàcc nañ ginnaaw lu bare waaye ñàgg-ñàgg xol amoon nañ ko ngir suñu borom wan leen ne lislaam ak ñëw ci kanam ndax loolu ñuy def yëpp njàmbaar la goo xam ne li muy baax boo ko jooyantewul ci yàlla day mel ne njàmbaar la amul njëriñ moo waral ba ñu jógee ngir dabi njëgg li suñu borom def njëgg li rëcc waaye dem nañ ci xare bi mën ci ñoo dellu ginnaaw ngir rek seetlu ndax dëgg la ci ñoom lañ wax ne ñoom kat jaahidul kufaar wal munaafiqiin gi leen wax danañ ko def li ñu wax ne inna laa ishtara minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum wax nañ ne jaay nañ suñu borom seen bakkan ak seen alal ngir bi anna lahumul janna ngir àjjana danañ ko def ndax lislaam lu mu la dig li muy baax boo ko jëful doo dajal nga war dajal looloo waral bañ demee ci xare ba ñoom ñëpp ñu doon loo xam ni moo tax ñoom ñëpp biñ demee ci xare bi dañoo takku dañoo def yitte dañoo def pëstéef ngir rek la nga xam ne moom lañ waxante woon ak yonent ñu mën koo def waaye am nañ ci mbetteel lool ndax laata xare bi jeex alfun baadaru jeer fan ñetti junniy malaaka wàcc nañ yoo xam ne kii kenn ku ci ne mënoon naa lijjanti xeex bi waaye suñu borom mooy dimbalee noonu ndax li adadin laal li am fi mu teg yonent bi moo tax du ko yónnee lu tuuti da ko yónnee ñoo xam ni kenn mën naa lijjanti xare bi ñu def ko faagaagal yéeféeri l'islam am ndam loolu topp ñu ba bisub tey moom la ñuy màggal tey ji sëñ Lamine. jërëjëf sëñ Mansour muy ñoo xam ne doy na rek seen daraja mboolem ñi nga xamante ne teew nañu keroog ci barab boobu suñu borom toppatu leen dara yow mu bii xad xafara zunubu man xad hadara xitaaluhu rabbul wara kabiratan kalamami waaye xame nañ ci it taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akuk mën a jàngaleem ndax xare bi moom rek mooy ki ko gañe ndax newul ci ginnaaw newul ci weti ci digg bi la ne xat xaama xayrul basari wasta xiyaari sumari ñu ko wër ci wet gu ne
ay gaay yu baax lañu waaye de jàngal nañu ci xare boobu wàkkiirlu ci suñu borom jàngal nañ ci xare boobu toroxlu jàngal nañ ci xare boobu yaakaar yàlla suñu borom jàngal nañ ci xare boobu wóolu yàlla suñu borom ndax guddi gépp mi ngi fanaane naan yaa xayu yaa xëyum tàllal suñu borom ay loxoom waaye moo ne de ki doon def loolu xamoon na lépp ndax ci guddi gi am na leen lu mu àndal ci sahaaba yi di leen woon ne leen ñi leen gën a sonal ci waa Màkka gën leen a indil jafe-jafe ci liggéey bii may woote di lislaam suñu borom xamal na ma fii ne kenn ku ne ci ñoom di nga faatu suba ku ne mu dem ba barab bi ngay tëdd mu joxoñ ko ne barab bi ngay tëdd waaye ak li muy xam loolu lépp nag terewul muy wàkkirlu di ñaan yàlla suñu borom ba ni xare bi jeexee nag suñu borom defal ko lim ci bëggoon muy xare boo xam ne bi mu jàllee sëñ bi nee na doy na sëkk lislaam ci ak yëkkatiku ba faw doy na sëkk ñu gis ne baatu yàlla suñu borom yëkkatiku na ci dootul suufee. Pour rappeler les circonstances particulières que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, c'est le 17e jour du mois lunaire de Ramadan et ce jour est particulier parce qu'il s'est passé un événement particulier en ce jour. C'est cette victoire éclatante, c'est cette victoire majuscule, c'est cette victoire que les musulmans ont eu le jour de la bataille de Badr. Un combat qui n'était pas gagné d'avance parce que les musulmans étaient 313, les mécréants étaient 1 millier et la différence numérique augurait une défaite cinglante. Mais n'empêche que les musulmans ont fait preuve d'une loyauté vis-à-vis de leur Seigneur parce qu'en apparence c'était un combat pour aller récupérer une caravane parce que le prétexte c'était cette caravane qui était partie de Syrie et qui devait aller à la Mecque et que les musulmans ont voulu récupérer, tendre un guet-apens pour récupérer la marchandise en représailles de tout ce qu'ils ont perdu à la Mecque. Mais Allah, dans sa science, Allah, dans sa manière d'éprouver les musulmans, en avait fait un combat non pour récupérer une caravane, mais pour élever la voix de Dieu. Dans Mimi, le cheikh dit que c'était pour élever la voix de Dieu que ce combat a eu lieu. Et quand les musulmans sont arrivés sur le théâtre des opérations, ils ont senti qu'ils ne pouvaient plus reculer. Mais Allah avait un secret bien gardé par rapport à cela, parce qu'il voulait éprouver les musulmans, parce que l'islam, le principe de l'islam, la sagesse forte de l'islam, la véracité dans l'islam, mais c'est le respect de la parole donnée. On sait que la shahada, c'est ce qui nous fait entrer dans la religion, mais quand on déclare haut et fort allégeance à Allah le Très-Haut, il est certain qu'Allah va éprouver, parce qu'Allah est celui qui, mieux que quiconque, tient ses engagements. Fa'auha ila abdihi ma'auha, avait dit le Seigneur, mais c'est lui également qui dit qu'il tient mieux que Dieu ses engagements. C'est pourquoi, en ce jour, Allah a pu tester cette loyauté des musulmans. Est-ce qu'ils vont reculer devant la parole donnée? Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont battus d'arrache-pied parce que ce jour-là, mais c'était la manière de prouver que l'allégeance qu'ils avaient prêtée avec la sourate 111 du verset 9, où Allah s'est fait céder les biens et la vie des musulmans en contrepartie du paradis. C'est ce qu'ils devaient escompter, mais il fallait payer le prix. C'est pourquoi eux aussi sont allés dans la bataille. Ils sont allés, mais il y a eu également ce secours providentiel d'Allah qui a envoyé 1000 anges, 3000 anges qui ont fragmenté les mécréants et la victoire est éclatante. Aujourd'hui, l'islam s'en rappelle encore. Merci Seigneur Mansour. On se rappelle d'un jour très symbolique. Un jour qui est un patrimoine pour toute la Oumma islamique. Cette victoire éclatante de l'islam au 17e du mois lunaire du Ramadan dans sa confrontation avec l'oligarchie maquoise. Un combat qui a été relaté par le Coran, qui nous rappelle les péripéties. Et derrière les enseignements de cette confrontation ultime, nous voyons l'élévation de la voix de Dieu. Une occasion choisie par le Seigneur pour neutraliser éternellement l'infidélité et également promouvoir l'islam à des niveaux jamais atteints. Nous voyons également au niveau toujours de cette rencontre, de cette bataille, des symboles de l'attachement des compagnons, de leur engagement, de la fidélité au pacte d'allégeance qu'ils ont signé avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais également de cette bravoure, d'ailleurs que Cheikh Ahmed Bamba a loué dans plusieurs de ses classiques, de ses poèmes. On se rappelle de la partie qui leur est consacrée dans Jazboul Khouloub, l'adresse des cœurs. On se rappelle de Mouahibou Nafia, les dons du profitable. Il y a également Mimi, et dans beaucoup de ses écrits où il revient sur cette bravoure légendaire qui sonne aujourd'hui
comme un patrimoine pour toute la Oumma islamique. À travers ce combat de Badr, nous voyons l'engagement des compagnons. Nous voyons également leur adhésion à une cause. Mais nous voyons également une bravoure qui dépasse les bornes. Des gens qui n'ont pas eu peur devant la mort, qui, comme si on pouvait le dire, cherchaient également ce martyr dans l'objectif d'impétrer l'agrément de leur Seigneur. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a toujours eu en ligne de mire ses compagnons, que l'islam et le Coran ont élevé à des degrés jamais atteints. C'est pourquoi dans sa mission au service du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'ambition première qu'il a toujours nourrie, c'est d'être compté parmi ses compagnons inséparables de l'envoi de Dieu. C'est d'ailleurs l'essentiel du discours, du dialogue, de l'entretien qu'il a eu avec le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, dans sa retraite spirituelle de sa mosquée de Dar Khoudous. Et il dit que malgré les difficultés, malgré le découragement, malgré cette impossibilité de faire partie de cette faction, il a réussi. Dieu est témoin que je suis un des compagnons de Badr. Et en plus, il a même assimilé ses écrits à l'instar de ces flèches et des lances que ses compagnons ont utilisées pour élever partout la voix de Dieu. Donc nous sommes en face d'autorités, de personnalités qui sont des icônes dans l'islam et qu'aujourd'hui, leur acte de bravoure, leur acte de foi, leur acte également de rappel, de confiance à Dieu sonnent comme des moments importants qui vont également revigorer les musulmans. Au-delà de la célébration du 17 Safar, on se rappellera toujours de Badr qui chaque année sonnera encore le même clairon pour rappeler aux musulmans le degré du sacrifice, l'abandon confiant à Dieu, mais également l'adhésion et surtout l'unité derrière le prophète de l'islam, paix et salut sur lui. jërëjëf sëñ Lamine ñuy sant bu baax ci bunt yooyu mashrab fii ci Touba waaye mashrabu saafi mel na ni njàngale mi sëñ Mountakha doon jàngale mokk na ba fi ñu toll nii murit yi fenn fu ci ne ñu ngi fay dundalaat mashrabu saafi kon duñu def lu dul may leen bunt boo xam ne suñu mbokk taalibe yi nekk Espagne ni ñuy dundee la mashrabu saafi ñu jottali leen ci tuuti ngeen gis ko incha allah kon ñu bàyyi waaree si ñu wan leen bunt boobu door a dellusiwaat ci plateau bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah Baye Mansour ñu ngi leen di siyaar baax kon noonu ñu ko waxoon rek nekk fii ci Espagne daara Hizbut Tarqiyyah Touba Espagne ci ndigal sëñ Abdoulaye Kane ci noonu sëriñ bi taxawalee masjid bi ci Touba ñu nit ñu nekk fii ci Espagne di ko ànd di ko dundal tey ñu dajee ci dëkk bi ñuy wax Tortosa nekk ci Catalunya kon dañuy jox sëñ Mourtala Diène di jëwriñu conservateur kuréelu Nourou Darayni Touba Espagne mu indi ci ay kàddu ci liggéey bi kon sëñ Mourtala bismillah. salaamaaleykum Mouride ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di ñëw ci kàddu yi nga xamante ni rek moo jëm ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def fii ci Espagne di liggéey bu am solo ndax comme ni ko Serigne Ndiaye waxee ci ndigal jëwriñu daara ji sëñ Abdoulaye Kane tey ñu amoon fi benn daje boo xam ne dañ koy daje ngir jëmmal li nga xamante ni mooy weeru koor gi fas yéene koo màggal comme ni ko ñëpp di defee di ko dundalee foofu ca Sénégal nga xam ne waxtu tàkkusaan jotee ba timis di jot xel yëpp du dem fenn fu dul ci barab boobu nga xamante ni murid yaa ngi fi toog fas yéene yëkkati xasida sëñ Bamba ci kanamal kilifa bu mag bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha kon loolu noonu la waa Espagne ñoom it am yéene barkeelu ci loolu daje fi tey jii fas yéene koo doxal mu jëm ci liggéey boobu ci loolu nag jàng nañ fi alxuraan comme ni ko masrab bi di defee dinañ fi durus ay xasida yi comme nañu koy defee ci mbaar mi nga xam ne moo ci biti ba tey danañ fi yëkkati njàngum xasida mi comme ni ñu koy defee foofu noonu ca Touba incha allah rabbi kon ñi ngi ziar ñëpp di jégalu ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Mourtala ci kàddu yi comme man ni mu ko waxee rek nañ koy dundal ci Touba te noonu la ñuy royee fi ñu nekk ci Espagne di dundal ndigalu sëriñ boobu ci mu ko indee ci weeru koor gi kon ñi ngi wàcc suñu kàddu foofu. ñu wan ci suñu mbokk taalibe yooyu nekk Espagne di fa dundal al mashrabu saafi min al manba'i shaafi mu mel ne ñooñu dégg nañ bu baax njàngale mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi ngi ko doon jàngale fii ci Touba mu mel ne law na ba àgg fu ne ñuy sant mbokk taalibe yi nekk foofu yëpp ñoo mel ni ñoom Serigne Dioum Ndiaye
ak mboole mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ñu leen di sant bu baax ci liggéey boobu nga xam ne am na solo lool. li ci topp nag mooy dañuy jébbal kàddu gi ki nga xam ne mooy sëñ Abdoulaye Wade ndax tey xam ngeen ne waa anglais ñoom ñoo war def waxtaan ci xasida yi su ko defee ñu bàyyi leen sëñ Abdoulaye Wade ngir mu indi leen benn bun ci xasida yi ci anglais incha allah ñu door a dellusiwaat ci régie bi. Thank you very much, Baye Mansour. Assalamu alaikum, everybody. We greet you all and hope that our greetings finds you in peace. We pray that God grants long life to Serigne Cheikh Mouhamadoul Mountakha, the Khalif of the Murid community. Today we will talk, inshallah, about the legendary battle of Badr and the importance of the people of Badr in the writings of Sheikh Ahmadou Bamba. The Battle of Badr took place on the 70th day of Ramadan. We remember it today with reverence. Of course, this presentation will only be an overview because the people of Badr are so present in the writings of the Sheikh, so this is going to be only a drop in the ocean. These fighters, Jundullahi, the soldiers of God, are of special interest to us today as they appear frequently in the writings of the Sheikh. The first important point to highlight is the almost constant presence of the people of Badr in the life of the Sheikh, even though these brave and valiant fighters did not live in his time period. First, let us briefly remember about what happened at Badr. There were many battles in the history of Islam, but the fighters are specially remembered for the Battle of Badr. The Muslim army numbered only 313 and they were poorly armed, while the unbelievers were over 1,000. Yet the victory was astonishing because the Lord came to their aid and were sending also angels to support them in the battle, to fight alongside them. That situation, the Sheikh says it in Jazbu, Amaddahu Rabbul Anam, Bijundi Amlakin Azam, Lihadadillah Liham. The Lord supported him in honor with an army of angels of great rank. They struck down the present Jews. Let us not forget that Badr was an ambush in retaliation for all that the Muslims had lost in Mecca. However, the deeper reason for the covenant, the deeper reason was the contract that Muslims had with God. The contract was that they was promised to give their lives and property in exchange for paradise. Badr was the fulfillment of this covenant. With its essential condition, you will kill and be killed. So they had to fight and also to be fought at the same time. Nevertheless, the decisive factor in this victory remained the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Sheikh mentions it in a verse, يَوْمًا بِهِ اشْتَدَّ النِّدَالِ يَوْمًا بِهِ اشْتَدَّ الْقِتَالِ يَوْمَ تَعَرُّفِ الرِّجَالِ يَوْمَ الرِّضَى وَالْوَجَمِ. The battle was fierce on the day when the confrontation reached its peak, the day when brave men made themselves known, the day of divine approval for some and disgrace for others. Badr also carries a lasting significance for God the Most High promised paradise to the fighters after this battle. Moreover, since then, Muslims have not needed wars or conquests to establish the truth. Since then, the truth of Islam no longer depended on military victory. Now let us turn to the relationship between Sheikh Ahmadou Bamba and the people of Badr. To be part of the Badr people, whose degree is superior, who had the highest rank, Sheikh Ahmadou Bamba committed himself very early on. However, the Prophet ﷺ told him that these fighters had already shed their blood and that this requirement had been lifted. Yet to be counted among them still required a kind of exchange, enduring great hardships and facing them without ever flinching. So in the name of this contract, in keeping with this covenant, the Sheikh endured all kinds of hardships for 33 years, which took him to Gabon, Mauritania, Cheyenne, and Jurbel. In Jazaw Shakur, the Sheikh shows that upon his arrival in Kwaki, he felt the need to versify the names of the people of Badr, Asma'u Ahl Badrin. The Sheikh magnifies those fighters and devotes immeasurable love to them. So we will end, inshallah, with the way that the Sheikh praise those fighters. In Mawahibu, he says, Kullun Shuja'u, they are all valiant fighters, Nilu Wanalo, taking and being taken. He also mentions in Wal Baladu, these people of Badr elevated Islam and drove out the scoundrels and transgressors. In Muqaddimatul Amdah, he writes,
They are lions against the enemies. They are also torches in the darkness. This is just a small sample of everything that the Sheikh said about them. So initially the Sheikh simply wanted to be one of them, but finally he went to an even greater title, including intercessor for his people, and also, being the servant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this last title means more to him than any other, as he says, I will serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam until the end of time. So this is what we wanted to share with you today, and we pray that God grant long life to Sayyidina Muhammad al-Muntakha, and that he accept our fastings and our prayers. Thank you very much. waaw kon ñu sant bu baax sëñ Ablaye Wade ci buntu boobu mu ñu andil ci anglais ci xasida yi ñu gaaw rek jottale leen programme bi nga xam moom la ñu war a jàng tey kuréelu Asna Khadim bi nga xam ne moom moo war a jàng ci saal bi ci njiitu sëñ Ablaye Diop danañ jàng Jazbul Xuloob waa kër ahlu badrin xasida gi ñu tënkee ahlu badrin daaju sëñ Tafsir Diop tamit lañ koy jànge kon loolu mooy ñetti xasida yi nga xam ne incha allah moom lañ leen fas yéene jottali tey ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weer shahru Ramadan muy tawfeex gu ñu amaat ngir fekk bis bu mag bii nga xam ne ci la lislaam amee ndam loo xam ne kenn du ko fàkk mukk ndax ci la ñu wax ne kat ci la ñu amee àjjana bi xani naalil jinaan an razoten wan hawaan bii laana taba zaman maa xabulil xidami am nañ àjjana soro soxlaatul ñu xeex yëkkate ay ngànnaay ngir cor kenn xanaa cor kay jikko yu ñaaw yi ne ci ñun cor kay càggante yi ne ci ñun cor kay li nga xam ne ak des na te mu ñu yàqal sunu dox digganteeg sunu borom loolu mooy liggéey yi nga xam moom la fi sëñ bi bàyyi kon ñuy santaat yàlla bu baax ci fàttaliku gi nga xam ne l'islam ndam lu rëy la am ndam lu ci dul fàtte mukk ndax mooy ndam li njëkk ci l'islam mooy ndam li nga xam ne bañ ca jógee ci lañ xam le ne képp koo xam ne kii jaayante woon nga ak sunu borom ngir loolu xamal ne sa àjjana am nga ko boobu ba léegi nag buntu boobu tëjuwul ndax sunu borom xam le ne bis bi loolee nga xam moom la saaba yi defoon Sëñ Tuubaa xam le nañu def ko ni saaba yi defoon yonent bi mooy li jafe waaye ko def ni saaba yi defoon yonent bi mu defal la yonent bi defal la saaba yi kon loolu dafa mel ne buntu yàlla bi tëjewu fa kon nañu xam ne bis da boo xam ne lislaam da koy puukarewoo di ko ndamoo moo waral tey bu doon benn kuréel daan ñëw tey lu ma juróom-ñaari kuréel lañ dajale diggante Touba ak Mbàkke ngir ñu gàttandu kilifa yi kenn ku ci ne góorgóorlu ba sol lu weex tàll ngir wane ndam li nga xam ne lislaam am na ko te mu ne fang fas yéene tam jàng xasida gi nga xam ne sëriñ bi leeral na ci taxawaay saaba yi muy Jazbul Xuloob ci la wane ne kat yawma ta'arufi rijaal bis boobu la ñu xam jàmbaar yi bis nañ ne boo xam ne ci la tanazul mawtama ñoom xare wuñu woon dañ doon ñëw ngir fas yéene seen bakkan des ndax duñ ci wàññi duñ ci def benn calcul moo waral kon xare bi doon ndam loo xam ne nag waaye suñu borom ku gore di nga ko fekk mu gën laa gore ndax man awfa bi ahdi minallahi kuy rafetal sa kaddu boo ñëwee fekk suñu borom fees ko dell moo waral mu yabal leen alfun wa alfun junniy malaaka ñu wax mu ne junniwaat yeneen